mbokku internetu Dakaractu ñu amaat mbégte ñëw ak yéen di leen dégtal di leen présenter kenn koo xamante ni comme ni ngeen koy faral di seetaane à travers donc la référence kenn ci maanaam kuréelu politique gi ñu ràññee ko bu baax ci li nga xamante ni doon na ay combat am yu mu jot a mëne il y a de cela plusieurs années mu jotoon fi am également ay ndombol tànk ci gouvernement wu Macky Sall bi nga xamante ni Macky Sall nekkoon na premier ministre autant pour moi doon koo xamante ni compagnonnage am ak maître Abdoulaye Wade kenn naatable wu ko bu ñu waxee la lionne du Baol xel yu bëri day dem ci ki nga xamante ni moom moo di Aïda Mbodj présentement moom lañ nar a waxtaan wu yaatoo yaatu ci li nga xamante ni moo soxal actualité politique li nga xamante ni également moom moo soxal nenn ci doxalinu réew mi tey nag dañ leen di bàyyi rek moom mu présenté wu balaa ñuy gën a xuus ci li nga xamante ni moom moo di waxtaan bi mu nuyoog sunu mbokku internet yi donc présidente ànd saxal liggéey Aïda Mbodj di la remercier ci dalal bi ñu dalal fii ci sa diwaan di la bàyyi rek nga nuyoog mbokku internetu Dakaractu yi. asalaamaaleykum Cheikh maa ngi leen di nuyu di la nuyu yow ak équipe bi nga àndal yëpp di nuyu waa Dakaractu yëpp di nuyu Serigne ak seen internet yëpp di nuyu tam waa Sénégal. jërëjëf donc comme ni ma ko waxee rek dañuy dugg automatiquement ci li nga xamante ni moom mooy sujet bi li ci gën a fës nag doon na jafe-jafe yi nga xamante ni du ma ni sax jafe-jafe waaye peut-être yëngu-yëngu yi nga xamante ni xew na ci politique bi notamment mën naa ne sax yéen ñi nga xamante ni yéen a féete fële au niveau donc de la coalition Yewwi Askan Wi mu doon xëy na coalition bu ñu gën a ràññee ci opposition bi yow nga bokk ci la conférence des leaders yaa ngi soog a jóge fële ci fi nga xamante ni fa la Ahmed Aïdara taxawoon léegi di wax ak juge bi ñu renvoyé procès am ba le 27 am na ñeneen ñoo xamante ni également ci yéen lañ bokk ñu ngi leen téye depuis le vendredi 17 commentaire bi nga ci mën a def balaa ñuy xuus ci yeneen point lan lay doon. waaw commentaire bi ma ciy def Cheikh maa ngi lay remercier moo di li nga xam ne moom la ñu constaté ci réew mi te fooguñu ko woon ci kii fi nekk parce que kii fi nekk amul benn haut fait d'armes bu tax ñu fal ko ci Sénégal mu nekk à la tête du Sénégal dafa profiter d'un contexte boobu nag dafa mel ni une répétition de l'histoire la ñuy vivre nii. mooy le contexte particulièrement de 2011 moom la ñuy vivre ndax dafa am ay acquis yoo xam ne dañ ko xeex les acteurs ñoo ko xeex dañuy xeex droit de marche xeex libre expression xeex liberté de la presse xeex ba nga xam ne la constitution de 2001 19 libertés la consacré liberté yooyu liberté de manifester daf ci bokk mu nekk un droit constitutionnel droit boobu tey moom la ñu bafoué à chaque fois boo xamee ni ay nit yoo xam ne xalaat nañ ne li muy wax du ko neex bu ñu demandé marche boobu du ko autoriser te marche nekkul sax manifestation boo xam ne dañ koy autoriser wala ñu bañ ko autoriser régime déclaratif la nekk maanaam da ngay déclarer ni tel jour dinaa def lii au cas où dafa am keneen ku bëgg def loolu ñu mën a aménager pour yow bu ñu xalaatee ni war nañ ko attaquer ñu encadrer ko te loolu c'est une mission régalienne de l'État du Sénégal mais dañu seet ni depuis l'arrivée du président Macky Sall dañuy tere les marches au Sénégal droit de l'homme yi def nañ ci ay rapports comme ay Amnesty ay RADDHO ak yooyu yëpp def nañ ci ay rapports mais moom il n'en fait que sa tête loolu lu ko neex lay def te loolu ko neex moom lay imposer ñëpp wax nga sànq jafe-jafe dëgg la bul hésiter jafe-jafe yu metti ci la ñu teg di ñu perdre loo suñu temps te loolu yëpp dara waral ko lu dul ragal goo xam ne da ngay xool ni rek ragal ko te loolu kenn mënu ci dara parce que dañuy wax naan ragal boo takkee bëtam sax xel mi di gis loolu moo ñu dal ak moom loolu moo tax liste boo xam ne ñëwagul liste boo xam ne compétiragul liste boobu mu ragal ko ragalu boppam goo xam ne moom moo am ay raison du lenn lum ñu wax ragal ko ba liste boobu wut na ci ay pexe di ci wut ay pexe ba lu mu julli moom ak ay juridiction bi nga xam ne moom moo leen yëlif nga xam ne indépendance de la justice amu fi séparation de pouvoir amu fi ñu jàpp ne vide juridique
vide juridique mën naa nekk loo xam ne dañ koy sanctionner. mais bu ñu xoolee honorable à la base bon ñu ci bëri jàpp nañ ni xëy na sax yéen loolu ngeen amoon en ligne de mire mooy maanaam xeex pour ñu restaurer leen seen liste nationale donc ci kaw xeex boobu dafa am lu ko jiitu def ngeen ay postes yoo xamante ni jóge na ci ay leaders ñoo xamante ni dañu avouer carrément que ni ay risque de voir leur liste être irrecevable am na donc yooyu noonu yëpp bu jotee am ngeen am reconnaissance boobu est-ce que tey déedéet Cheikh bu fekkee ne Ousmane Sonko ngay wax waxul ni liste bi du recevable. lan la wax daf ni rek am na faute d'inattention faute la wax d'inattention mais waxul ni dafay invalider la liste. parce que est-ce que faute boobu tey mënul porter déedéet mënu ko porter parce que dafa am loo xam ne ñun ñëpp moo ñu régir moo ñu tënk mooy sunu bible mooy sunu Coran muy le code électoral. or le code électoral amul fenn foo xam ne loolu daf ko kii gis nga même loi suñ ko jëlee te dama lay jox loi sur la parité bi ma xam nga xam ne biñ koy concevoir juriste yi moo ñu digal ni li nga xam ne verrouillé ngeen ko mooy surtout les conditions de recevabilité ak le mode alternatif ak la question de la suppléance bu góor demee góor a koy remplacer bu jigéen demee jigéen a koy remplacer ak le mode alternatif nga xam da ngay teg jigéen teg góor teg jigéen teg góor ak les conditions de recevabilité nga xam ne toute liste de candidature qui ne respecte pas la parité ne sera pas recevable loolu dañ ko def ci biir décret d'application bi mais dañ ko transposer ci code électoral bi su nekkul woon ci code électoral bi kenn du ko mën a exiger les listes yi nga xam ne ñooy dem en compétition code électoral boobu ñun mooy sunu Coran mooy sunu bible gis nga lu ci nekkul mënu la dal ci kaw benn liste lii nga xam ne am na ci lenn rek dañ ko doon gis ci ay cas te prévoir nañ ko ci code électoral bi ci article 173 dernier alinéa ñaari cas lañ ko prévoir dañu ne su fekkee ne am na benn nit boo xam ne dañ ko investir ñaari yoon mu nekk ci liste nationale nekk ci liste départementale maanaam mu mel ni dafa nekk ci liste nationale bi nga xam ne ci lañ nekk te Sonko jiite ko nekk ci liste départementale bi Barthélémy jiite kooku baaxul te bu boobaa sax xam nga lu muy doon moom candidature bi moom la ñuy rejeter mooy inéligible mais du attaquer la liste loi daf ko protéger liste dafa sacré man président Macky Sall laa xamul lan moo nekk ci boppam parce que liste kenn du ko laal. d'accord mais léegi liste bi ma yeggalee parce que dama tudd benn alinéa foog ma wax lañ ci wax. ñaareelu cas bi mooy benn nit boo xam ne dañ ko investir ci ñaari département mais waxuñu benn nit boo xam dañ ko investir ci benn liste je dis bien benn liste parce que dafa am lu fi xew te loolu kenn mësu koo gis mooy xaaj liste lay doon parce que liste titulaire ak liste suppléant amul ñaari liste benn liste la boo xam ne dafa am benn côté bi titulaire benn côté bi suppléant donc muy ñaari face loolu vide juridique la c'est-à-dire que législateur bi prévoir ko defuñu ko ci code électoral bi loolu moo tax kenn mënul or loolu principe la bu ci droit koo ko laaj muy def droit dina la ne vide juridique boo gis day profiter ki nga xam ne moom mooy dem compétition. d'accord mais tey bu ñu xoolee moom laa la doon expliquer léegi gis nga bon commentaire bi xëy na ça invite la conscience citoyenne peut-être à penser que cette liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi bon dans sa partie titulaire tout comme celle de Benno Bokk Yaakaar suppléance bi war nañ leen mën a ñoom ñaan ñëpp tegee de côté éliminer leen. man du ma wax dans sa partie parce que loolu amul fenn te loolu ku ko fi saxal du tax ma ànd ci nañu wax ne liste bi bëgg ñoom ñoo ko charcuter seen bopp de façon délibérée pour bëgg a sauver seen gars yooyu nga xam ne dañ leen def ci titulaire liste nationale. D'accord. mais amul tur amul sant loolu kenn du ko charcuter façon boobu ñu def ñun teguñu ko fenn. parce que liste da nga koy rejeter wala nga bàyyi ko parce que ñun vide juridique boobu moo ñu profiter moo tax kenn mënu rejeter suñu liste kon bu ñu ñëwee à tort génne suñu ay titulaires loolu c'est pas normal. Donc, et dañ koy dénoncer jusqu'à la dernière énergie ñoom par contre ñoom dañu war a rejeter seen liste parce que dañu charcuter suñu liste pour bëgg a daganal seen titulaire or l'accessoire suit le principal. seen accessoire mooy liste suppléant yi or
bi ñuy waxee ni ku respecté wul le mode alternatif maanaam li nga xam ne forme yi nga xam ne moo nekk ci parité sa liste baaxul loolu moo yàq seen liste. D'accord. Titulaire comme suppléant. D'accord le conseil constitutionnel prononcé wu na ci problématique liste yooyu d'abord maintenant ñu bëri lu ñuy wax wuré wa dem na këng mais yéen dafa mel ni waxagoo leen lool parce que yéen da ngeen jàpp ni seen liste dafa war a mën a dem te en plus de ça yéen da ngeen ni mais forcément Cheikh yaa ngi woon place de l'Obélisque man maa wax ak askan wi ñun askan wi dañu wax ak ñoom dialogue la woon interactif du meeting boo xam ne da ngay teg ay nit rek di wax ñun dañu wax ak askan wi ñu dégluñu dama ni leen conseil constitutionnel def na li ñuy def man jàpp ma ko kan mooy dernier recours askan wi ni ñoom askan wi mooy dernier recours askan wi ñoo bëgg liste Yewwi Askan Wi. ñu bëri tey dañu jàpp ni comme mbir mi toll na fii léegi balaa peut-être leneen di ci am loo xamante ni ñu bëri xëy na amaana dinañ ko regretter ñaanuñu ko yàlla ñu peut-être waxtaan trouver ay concession yoo xamante ni tey dina mën a permettre les deux listes yi nga xamante ni ñu bëri jàpp nañ ni mënuñoo ñàkk ci élection yi muy Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi ñu xool nan la ñuy waxtaanee ba maanaam jàllale leen loolu sax d'ailleurs ñu bëri ci opposition bi ak ñenn ñoo xamante ni xëy na ay observateur lañ bañ nañ ko parce que nee nañ yéen ñaar rek nekkoo leen aussi ñiy jongante am na yeneen liste yoo xamante ni aussi war nañ leen jox seen gëdd. xam nga ñun problème mu ñeneen ñi dama leen sax di massaw parce que ñun dañu toppatoowul problème mu kenn ñoom ñi nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar nga xam ne seen liste baaxul ñun décrier nañ leen te ñun dañu joxañ baaraam fi tax seen liste baaxul muy article L149 boobu moom mooy yàq seen liste loolu ñu wax ñun ci code électoral ñoom mënuñu ko or dañ ne bu ñëpp yemee am ñu génn seen cër kon mënuñu jël koo xam ne listam baaxul dugal ko bàyyi keneen maanaam nag ku décidé ne da ngay wax kooku yow la engagé ñun loolu yegg seegul ci ñun kuy waxtaan aussi ñun duñ ko bañ parce que il se trouve que Yewwi Askan Wi ña fa nekk ñépp dem ba mu wootee dialogue ñu defoon ni c'est sincère demoon nañu il a fallu que mu jëkk ñoo woo fale ñu ñëw man keroog jël naa parole man ak Mamadou Diop Decroix ñoo jël parole ci opposition bi mu ni bii yoon moom gëm leen ma dootuma njuuj njaay donc daan na ko def ñu jàpp ko mais jikko ak borom mu continuer ba indi parrainage teg ko ci sunu kaw ñu door a taxaw xam ne effectivement dafa am lu mu bëggoon a jàllale loolu moo taxoon mu ñëw marché tuñu donc kaay ñu waxtaan kenn du ko bañ mais nag lu ñu ci tegal duñ ko nangu te gis nga ñooñu ciy teg na leen leer ne ñu ngi ci réew mi ñoom ñu ngi ci réew mi xamante nañu ku ci nekk am nga vécu. Da nga jàpp ni day am ay ndëgg sërëx kenn mënu fii non c'est-à-dire ndëgg sërëx sax mënul am parce que kii bu sax làmmiñ bu sax bët mburu bu sax bët kenn mënu ko lekk donc ndëgg sërëx mënu ci am gënuñu am intelligence gënuñu xam code bi gënuñu xam règle yi ñiy prétendre que dañuy waxtaan et que ñun rek nekkuñu fekk yooyu nañu nekk ba ñu laaj leen kuy waxtaan ak ñu laaj leen loolu yooyu ñun kenn duñu ci yóbbaale te nañu xam li ñuy wax parce que fii ñëpp a xamante donc vraiment jël na naka sudul noonu di ko teg ci sa deru nawle loolu amul ndax yaakaar naa ne bu pënd bi wuree dinañ xam kan moo jege kan. D'accord démb sax peut-être dafa tombeek contexte bu particulier muy le 23 juin 2011 lañ doon feete démb doon 23 juin 2022 fukki at ak benn gannaaw bi ñu jógee ci deuxième alternance première alternance bu maître Abdoulaye Wade nga bokkoon ci gouvernement boobu d'ailleurs sax yow mën naa ni sax moom jamono jooju Abdoulaye Wade nga àndaloon yi ñu doon xeex ak maanaam lépp loo xamante ni doonoon na énergie jóge woon ci askan wi ñu koy xeex ba jamono yi yàlla tey jàpp nga ni tey boo doon def benn analyse bu concrète lan lay doon ak li nga xamante ni aussi yow tiré nga ko ci comme ay enseignement ñun dañ leen yey parce que gis nga ba ñuy xeex d'abord leen rek laa ciy relever loo xam ne c'est heureux te damay am plaisir ak fierté pour fàttali ko moo di Ablaye Wade bokkul la kii fi nekk parce que Ablaye Wade moom moo ni Ousmane Ngom créer condition wi ñi bëgg loi bi jàll nekk d'un côté ñi bëggul loi bi jàll nekk de l'autre
bu ko defee ñu def ci diggante bi ku bëgg a jàll bu ñu obstruer la rue. loolu démocrate moo koy wax te nga xam ne yow la ñuy opposé gannaaw gi la ci xale yi kaas ay kaas ak yooyu dugg ci mais moom la mu leen waxoon te kaas dañ ko sant xale yi parce que xam nañ ni ça allait être une manifestation insipide parce que ñun ñi leen xam pratiquer leen xam nañ ni nguur dong lañ doon wut mais wutuñu woon pour principe xeexuñu woon pour principe xeexuñu woon pour un idéal commun dañ doon xeex pour am nguur ba ñu amee nguur loola ñu doon xeex génn nañ ci tey te wane nañ ni loolu du seen jikko wane nañ ni askan wi ñoru leen wane nañ ni démocratie ñoru leen wane nañ ni dañ doon naxaate parce que 10 ans doo nga fi dox te tey wane nañ dëgg lii seen jikko parce que les mêmes vidéos yi nga xam ne ci président Macky Sall la jóge woon ñu di ko wane ak ñoom ñooñu ak le président Niass mi yoroon xeeram ak ñam doon xeexandool ñépp lépp luñ doon bañ tey ñoom ñooñu ñoo koy luñ doon bañ 2011 ñoo ko pratiqué tey donc ñun très tôt kenn àndul woon ci seen xeex bopp parce que xam nañ leen pratiqué nañ leen ne wax naa la léegi ni la réew mi nit ñi dañ xamante looloo neex ci Sénégal nit ñi dañ xamante koo wax xam nañ ban yoon la jëm koo wax xam nañ ndax am na principe koo wax xam nañ ndax démocratie ko ñor koo wax xam nañ ndax boppam lay xeexal seen bopp lañ doon xeexal ba ñu amee la ñu bëgg génn nañ ci yàq réew mi ay nit dee ca kan ci ñoom moo toogati ba tudd rek Mamadou Diop kan moo toog ci ñoom ba tudd Mamadou Diop ba ci borom réew mi kan moo toog papa yi Mamadou Diop buy wax da ngay jooy maa ngi dégg ñuy def reportage ci Fodé Ndiaye defoon naa policiers yi dinañ apprendre de leur collègue li mu vivre seen waa kër di wax muy policier boo xam ni da doon def liggéey mais rey nañ ko kenn toppatoowu ko te yaakaar naa ne loolu war na tax policiers yi nga xam ne dañ leen di wax ñuy def répression ak di def naka sudul noonu force de défense yëpp sax laay wax ñu bàyyi xel parce que exemple Fodé Ndiaye boobu rek tax nañu war a xam ne ñii jaruñu ñuy yàq ak seen ay frères ak sœurs. donc 10 ans la yoo xamante ni daanaka liñ doon yóotu comme démocratie. wala ñun dañ ci am fierté xam nga li gën a am solo Cheikh. moo di li benn góor gu baax waxoon ko dëkk Lambaye nee na ki ëpp xam-xam mooy ki nga xam ne bu guddi jotee mu ni jant bi fii lay yem bu jant bi nee ndaa nga kër gi yem foofu kooku am xam-xam te ñun nag dañu teel a xam ni ces gens là am nu benn idéal xamuñu luy démocratie sax xamuñu ko la preuve. d'accord ñu ñëw ci li nga xamante ni bon toujours ci cadre peut-être Yewwi Askan Wi ak aussi ay stratégie de lutte am gis nañ keroog li nga xamante ni moom mooy concert des casseroles bi nga tuddee yow référendum la jàpp ni doon na loo xam ni vraiment c'était une réussite. oui concert des casseroles am na mëne nañ ko mais defe naa tamit yéen Yewwi Askan Wi surtout au niveau donc de la conférence des leaders seeni xeex defe naa aussi am na yeneen stratégie yu ngeen oui xeex bi jeexagul mais man personnellement en tant que jigéen en tant que yaay tiim sama ay doom ñu rey leen le 17 te reyoon nañ ci au mois de mars 14 te xaw ma ëllëg luy am man personnellement forme bu ma neex la concert de casserole parce que fawuñu faluwuñu du feet du xawaare contrairement ak de l'autre côté ñun dañuy déglu te boo seetloo les ustensiles yi nga xam ne ñoo nekk ci wàññee ndab yi ñuy toggee moom la ñu utiliser li ko waral dafa symbole la parce que ndab yooyu kenn dippeetu leen pour togg parce que la ménagère bu demee marché bu dellu see du ëndaale lu muy togg ndax pouvoir d'achat am ni mu gàtt léegi borom kër gi bu xëyee amul dépense bu muy joxe ndax dëkk bi ni mu mettee kon fan la cin di tàkke fan la ñuy jële cun fan la ñuy utiliser ti cunwaar bool luñ koy doyeeti pour yàq te yooyu mooy matériel bi nga xam ne moom la ñu jël pour mën koo defe concert bi du concert boo xam ne rek dañoo jël weñ rek di ko tëgg. jàpp nga ni Macky Sall dégg na ko. mais xoolal weñ bi moom defe naa bruit concert bi dina ko dégg parce que boobu ba tey ñu ngi koy yónnee ay signaux ndax yaakaar naa ne le 8 ku ni yow askan wi moo la fal ku ni askan wi nga fi nekkal ku ni sa réew nga fi nekkal yaakaar naa ne boo gisee li xew le 8 boobu war naa tax nga yeewu
le 17 mu ne manifestation du am avant ci mois de mars tëkku na daal dee ne li fi amoon dootu fi am dem Turquie jëli arme dem fu nekk jëli arme ku nekk jox ko ay arme 4 avril bi gis nañ ko mu ni préparé wu na recruté na def na lu nekk loolu ñun dañu defoon ni rek kenn du mën a génn dañ defoon ni li jot a am sax du mën a am yaakaaroon nañ ni kenn du mën a génn la preuve ñoom pour wut ay trophée de guerre il a fallu que ñu fekk nit ñi ci seeni kër bloqué leen dem fekk Déthié Fall ci buntu siège am ci buntu siège am lañ ko jàppee siège boo xam ne photo ma nga fa Déthié kenn du ko laajte foofu moom foofu ñu fekk ko foofu daal di koy jàpp Ahmed Aïdara dafa génn di dem ci mairéem d'accord ñu jàpp ko kenn ku ci nekk jegewoo sax fi nuy kile Mame Diarra Fam kenn ku ci nekk jegewoo sax fa ñuy manifester ñu daal di lay jàpp defoo lu niroog manifestation ñu jàpp la mu mel ni ay trophée de guerre la doon wut ba pare nag salfaañe àq ak yelleefu député yi d'accord mu mel ni balaa un président boo xam ne considéré moom mooy la clé de voûte des institutions te xamatul luy institution faaleetul institution considéretul institution. d'accord mais aujourd'hui dañ gis ni yow par rapport à la conférence des leaders ak seeni doxalin peut-être yaa ngi ciy dox ay jéego yu am solo parce que tey mën naa ni yow yaay ki fa représenter toutes les femmes parce que yow la ñuy gis au devant donc de la scène à chaque fois que Yewwi Askan Wi am ay ndaje yoo xamante ni mu ngi koy séq ak askan wi wala muy wax ak presse bi mais tey dañu gis ni également am na ñu nekk de l'autre côté xëy na peut-être bokk ñoo ak yow gis-gis par rapport ak xëy na ni ngay doxalee biir Yewwi Askan Wi muy ñenn ci waa Benno Bokk Yaakaar mën naa ni sax jigéen ñi d'ailleurs am na ñu ci bëri ñoo xamante ni yëkkati woon nañ ay kàddu wax ni bon Aïda Mbodj xëy na peut-être moom def na tous les gouvernements et cetera elle n'a pas de leçon à donner et cetera alors que bon xëy na peut-être seen gis-gis la ñu joxe mu doon également loo xamante ni xëy na war na la mën a interpeller forcément. du ma interpeller te du ma leen tontu parce que Habib Sy dafa ne ma bi ñu defee conférence su femmes yi ba pare mu ne ma yéen de tontooguñu ne man ko dinañ ñu tontu mais ba bëggee ñu teg bu ñuy tontu mu ne ma man ko xam nga ñun ay principe la ñu génne problème mu vie bu cher la ñu génne problème mu njàngu xale yi la ñu génne li interpeller société bi ñoom benn nit la ñuy attaqué waa man ko parce que problème de personne or personne boobu amul dara lu muy reproché wu parce que bu ñu ko xasee rek xas nañ Macky Sall moom commencé woon ci AJ/PADS ñëw PDS tey mu samp parti Aïda Mbodj nekkoon PS ñëw PDS tey mu samp parti Moustapha Niass nekkoon PS dem AFP tey mu samp parti donc ñooñu yaakaar naa ne mënuñoo jóge foofu nga xam ne ñoom amuñu benn légitimité parce que ñoom ay altoppe lañu du ma boxe ak ñoom ci même catégorie parce que man dama jël sama courage mais fees sama bopp xam ni ma toll dem créer sama parti ñoom dañuy toppee c'est-à-dire mouvement la ñu yore structure verticale donc en aucun cas mënuma tontonteeg ñoom en aucun cas mënuma boxeeg ñoom dans la même catégorie bokkul dañ leen di yónni rek ni leen dem leen tontu Aïda Mbodj kenn du ko yónni wax nga ko je suis membre de la conférence des présidents représenté wu ma fa jigéen ñi jigéen laa mais chef de parti laa sama parti góor a nga fa jigéen a nga fa jeune a nga fa jeune garçon nga fa jeune fille nga fa cadre nga fa ay enseignant nga fa corps de métier yëpp a nga fa ay arabisant ay sage ñëpp a nga fa ma nekk chef de parti di jigéen comme yeneen chef de parti yëpp maanaam jigéen ju jóg nag di neexal leader am ñu utiliser ko muy tontu kooku moom mérité woo parité mérité woo accession aux instances de décision mérité woo lenn loo xam ne jigéen ñi ñu ngi koy xeex 59 ci tante Rose Bass ba nëgë ne ñu ngi koy xeexal jigéen ñi mérité woo ko parce que al toppe nga boo xam ne dañ lay yónnee ne la demal nga wuy sa moroomu jigéen doo ko tontu ci principe doo ko tontu ci li ñor sénégalais yi doo ko tontu ci lenn lu dul sa musóor gu joy gi yaa demoon ci bii parti yaa ñëw ci bii parti te kenn ku ci nekk bu dee tontu personne rek ah yaakaar naa ne am nañ luñ la mën a tontoo loo xam ne da ngay sëgg ci sa kanamu njaboot. d'accord te yaakaar naa ni ka doon def conférence ba am na ku ko doon wax naan suñu njumbal ba léegi fañ ko defoon borom njumbal googu noonu na ma moytu parce que fekke naa démb fekke tey kan la kooku xaw ma ko. d'accord léegi ñu dem juste ci avant dernière question bi gis nañ ni également
yaa ngi ko doon souligner tout à l'heure socialiste chevronné nga parce que am na parcours boo def au niveau donc du socialisme d'ailleurs tey yaa ngi ànd ak kenn ci ñi nga xamante ni tey loolu dama lay arrêté man socialisme dama judd fekk ko fi ndax sama yaay moo teeru Senghor à Bambey en 45 te maa ngi lay gërëm parce que nit da nga koy jàpp pour benn bis bi sama yaay gaañoo autorités yi ñëw di ma jaalis yëpp da nga leen di relayer ñu di ma ko wax te boobu taluma ko kon Cheikh dama lay gërëm personnellement wax naa ko sëriñ sama yaay laa fekk mu nekk socialiste teeru Senghor en 45 ku xam Bambey xam nga Pierre Senghor moo ñu yar man sama politique sàccewuma ko fenn sam papa nekk l'un des premiers conseils municipaux boobu dañ leen doon nommé Bambey commune Bambey ñu ngi ko créé en 1922 mais commune de plein exercice 56 la am Bambey ma fekk ko fa bi may nekk parti social dama ci juddu parce que man maa ngi jàng bind bi ma nekkee école primaire ci ay cartes yu samay waajur doon jun ma koy rempliral militant yi loolu xam nga moom du benn option idéologique bi man ñëwee nag ci Ablaye Wade ci laa xam luy libéralisme ma épousé ko ba international libéral ak comité africain du libéralisme yooyu yëpp ma di ci assister ALDEPAC alliance des démocrates de l'Afrique du Pacifique et de l'Europe man rek maay jóge Sénégal dem ci gouvernement bi xeex na ko ba déggatuma leen d'accord mais man rek maa doon jóge Sénégal dem ci donc sama parti obédience libérale la c'est clair donc defal nga ñu déjà benn parcours bu am solo boo xam ni retracé nga ñu de manière très brève parce que man nag Cheikh fi nga may gis man du ma suiviste man li ma neex rek laay def d'accord xam nga mës naa la ko wax ne la ci jamonoy maa tey laa toll effectivement voilà bon tey gis nañ également l'espace politique ni mu mel gis nañ au temps de la gauche ni fi gauche bi meloon ak peut-être apport politique bi nga xamante ni amoon nañ ko tey boo gisee espace politique bi ni mu transfiguré woo nii ak la jeunesse là qui se veut peut-être dans une option vraiment qui est radicale en quelque sorte si je peux m'exprimer ainsi mais tey beneen xeetu maanaam politique la ñu gis ñoo xamante ni tey par exemple à travers les réseaux sociaux xëy na dinañ ko gën a mën a utiliser à des fins bien visées également peut-être yeneen ak yeneen i options yoo xamante ni xëy na daawuñu ko gis bu njëkk ci politique gu Sénégal loolu lan la mën a inspirer. bu boobaa bu ma lay tontu ci discours u Bathily rek laay puiser parce que Bathily daf ni génération bu nekk ak moyens yi ngay xeexe te gauche bi dañ leen yoreel njëkkal ndax man dama nekk ko placé pour wax ci parce que dafa am man syndicaliste laa woon te ci syndicat laa commencé 1980 bi Mamadou Ndoye di défier Senghor ni ko je vais renvoyer tous les enseignants 13 mai man bokkoon naa ci ñi ànd ak Cheikh Dey Thialaw Dieng jóge Saint-Louis nekkoon une jeune enseignante loolu nag te ñi nekkoon ci gauche bi ñoo ci nekkoon yàlla dox ma jege ay nit comme ñoom Yérim Codé Mbodj bi doon chef de cabinet Iba Der bi mu nekk ministre de l'éducation ñooñu fekk naa ñu nekk dans la clandestinité donc ñooñu dañu leen ameel njukkal amoon nañ moyens yu ñu doon xeexe xam nañ lu ñu doon xeexe ñooñu presque mën naa ni ñoom ñooñu yar ñu ci syndicat bi te booba temps multipartisme amul syndicat bu mel ni SUDES nga xam ne Suel la woon ak Iba Der après mu nekk CES ak le professeur Maguette Thiam ba mujj mu nekk SUDES ak ñoom Mamadou Ndoye Maguette Thiam d'abord ñoom Souleymane Ndiaye ak ñoom Ibrahima Fall bi nekkoon ministre des affaires pédagogiques ñooñu ak Yérim Codé Mbodj ñoom Fallay Noël ñoom Souleymane Loum ñooñu nga xam ne ñoo doon staffu Iba Der Thiam ñooñu ak génération bu mujj bi ñoom Moussa Kanté moo doon sama secrétaire général ak ñun ñii lu ko jiitu tante Aminata Sarr yaay Marie-Pierre Sarr ministre bi nga xam ne moo nekkoon directrice de Germaine Le Goff école normale Germaine Le Goff moom itam une grande militante du sud-est syndicalisme boobu presque moo remplacé woon multipartisme parce que dañ ñu daan traité de subversif or revendication yëpp lañ daan jël bokkul comme syndicat yi léegi nga xam ne plateforme bi xëy na day am ay incidences financières dañ daan kaasal les parents d'élèves parce que pour ñun école bi ak élève bi moo ñu amal importance or école bi ak élève bi il faut nga xalaat seen ay parents il faut nga xalaat le pouvoir d'achat des parents da ngay seet conditions yi nga xam ne ci la tableau bi nekk
condition yi nga xam ni état wu tableau bi da ngay xool table banc yi élèves yi toog élève bi da ngay xool ndax ndékki na ba suur da ngay xool ci ban milieu la nekk est-ce que nekk na ci milieu boo xam ni vraiment mu ngi am li booba da ngay gis maître yi jël élèves yi di yóbbu boobu syndicalisme ñun moom la ñu def muy syndicalisme bu noble presque waa gauche ñoo ci nekkoon plus tard retrouver nañu waa gauche bi ak ñeneen comme waa ànd jëf ak yooyu retrouver nañ leen ci ONG yi ñu nekk ñuy def ay œuvres yoo xam ne dafa am une dimension sociale donc vraiment mën nañ leen wax tey gàcce jaaraama maintenant réseau yi nag moom beneen affaire la. bu génération bu ren bi. mooy génération bi te mooy li Ablaye Bàcc li ni jeunes yi léegi seeni moyens la ñuy xeexee et seen moyens yooyu ñun sax dañuy obligé di ci adapté wu parce que il faut que nga doo réseau yi kenn mënu leen a maîtriser mais il faut que nga engouffré wu ci pour effectivement mën a nekk en règle. D'accord. Très clairement def nga benn rappel bu am solo surtout par rapport ak lien yi nga xamante ni yu intrinsèque la yu nga xamante ni am ngeen ko ak peut-être conception wu gauche. loolu vraiment am na solo te day permettre également jeune génération bi sax peut-être ñu mën cee approprier wu pour mën a mettre cela en relation avec peut-être les moyens qu'ils ont pour peut-être mener leur lutte. te lutte gauche boobu dafa am même incidence ci syndicat yi. parce que SUDES bi muy am dissidence waa UDEN c'est-à-dire ñu bokk LDMPT ñoom ñoo constitué woon UDEN. D'accord. Donc bi nga xamee ni ñëw na am problème là aussi je rends hommage aux femmes parce que bi mu amee problème ñu nekk ci ay périodes yoo xam ne kenn réunion sax kenn mënu ko def jigéen ñee régler loolu. Maître Abdoulaye Wade toujours casserole la ñu indi ci instance yi daal di dóor casserole pour wane ne dañuy toggi reer. D'accord. Maître Abdoulaye Wade turam buñ ko prononcé lan la lay inspiré. Mais Abdoulaye Wade tàggoowuñu benn yoon ba bii lii nga xam ne moom lañ doon def alliance wàllu yeewi wàllu dañu nekk di waxtaan ba nga xam ne répartir nañu circonscription yi Mamadou Lamine Diallo ñëw daal de ne Aïda Mbodj ak Habib Sy président Wade nee na ngeen jox ko Touba Aïda Mbodj ak Habib Sy c'est symbolique mu ñoom la Abdoulaye Wade daan àndal tey ku ci nekk yaa ngi yore sa parti mais dangaa jóge kër bàyyi door a ber sa kër ñoom la daan àndal di dem Touba kon Abdoulaye Wade bu nee nañ ko jox bañeeru Touba dañoo dellu si ci suñu ay nawle maanaam la conférence des leaders ñaan leen ko man ak Habib ñaan leen ko pour ñu jox ñu parce que fu nekk dañu ne ki jiitu mooy jël bannière bi mais Pikine Ousmane Sonko mooy ne mënuñu jël région de Dakar yépp ak région de Thiès yeewi rek nekk ci parce que yeewi moo fa jiitu te duñu ci jox wàllu ñu jox wàllu Pikine mais Touba pour wax leen la Ablaye Wade li mu amoon ci nit ñi ba léegi mu ngi koy jël moom Ablaye Wade moo demandé à ce que nañ ko bàyyeel ñu wax ko la conférence des leaders ñu may ñu ko pour que Ablaye Wade porte bannière bi effectivement wàllu jiite département de Mbacké. D'accord ñu bàyyi la rek nga tàggatoo bon pratiquement on est arrivé au terme de l'entretien xam naa ni gàtt na mais nag yow donte sax xëy na jafe-jafe yi ñuy am peut-être pour jokkoo ak yow souvent day xaw a bari parce que temps amul te en plus de ça gis nañ say engagement politique ak yeneen yoo xamante ni yaa ngi koy def ci suuf nit ñi di ko gis di ko rafetlu donc ñu ngi lay remercier vraiment par rapport ak opportunité bi ñu may. dañ lay bàyyi rek juste nga lancer benn message boo xamante ni yaa ngi koy lancer à la fois à la classe politique mais également aux jeunes. dañu nekk ci démocratie te démocratie luxe la bu am solo bu rare mais yëfu ngarmi la de grands seigneurs ñoo xam luy démocratie di ko pratiquer jafe na nag ma bëggoon le président Macky Sall mu nekk un démocrate. L'autre jour samedi dañu demoon ci sëñ Moustapha njabootam di ko sargal mu invité ñu ci man ak le président Khalifa Sall Moussa Tine Maymouna Bousso ànd ak Cheikh Youm sëriñ bi sëñ Moustapha bi nga xam ne dafa sagal suñu coalition daal di am nettali sëriñ Cheikh lu mu waxoon Senghor ni ko bàyyil force de défense bàyyil ñi lay garder nga ñëw ñu dem place de l'indépendance def duel boobu lay invité président Macky Sall waxuma góor ñi de waxuma Khalifa Sall waxuma Sonko dama ne na bàyyi force de défense ñëw ñu jàkkaarloo ma ak moom place de l'indépendance yaakaar naa ne loolu foofu la ngarmi gi nekk waaye yow di xëbal nit ñi ak di tiitalaate parce que rek yaa ngi am kii di Gambien yi waxoon nañ ko jàmme ne woon nañ jàmme bis bu desee tegee gon bi dootul waxati kenn déglu ko
te dëgg la ba mu tàntee ay élection lañ ko daaneel ba mu jéemee rebuffé wu Union africaine dugg ci te fi la fekk président Macky Sall moom bokkoon na ci ñu fexe loolu kon na xam ne force de défense et de sécurité yi du ñu wéy ak justice bii nga xam ne moom lay jël di jàpp nit ñi léegi lañ jóge ci Ahmed Aïdara lundi lañ ko joxate pour woo ko léegi lañ jóge ci lundi dinañ dem ci Ahmed Aïdara mais dinañ dem ci Déthié Fall barki démb lañ fa jóge bi président tribunal bi di wax ak Ahmed ni ko la veille de ton arrestation foo nekkoon mu ni ko fii maak yow ñu inauguré salle bii mu ni ko te su ma la tëjee it du tee bu ma la bàyyee boo génnee bu ma soxlaa poubelle dinaa la ko laaj ndax yaay sama mère li ma soxla dinaa la ko laaj mais c'est ça la république bu boobaa nag les acteurs de la république da nga leen di jox cër te xam ne loolu yàlla moo ko def nit ki su fekkee ne yow faloo ko sunu borom moo ko fal su fekkee ne dundaloo ko sunu borom moo koy dundal ak wërsëgam mais da nga koy may bàyyeeg li nga xam ne moom la ko yàlla jox te loolu laay ñaan président Macky Sall di wax acteurs yi kenn ku nekk na gëm yàlla nit dee du tax nga falu donc kenn ku ci nekk na respecté moroomam te defanteeg moom lu baax parce que lii yëpp day weesu. jërëjëf en tout cas merci pour l'opportunité mu nekkoon l'honorable député Aïda Mbodj nekkoon fi également ministre ci maanaam régime Abdoulaye Wade à plusieurs reprises jaar ci maanaam bànqaas yu baree bari yoo xamante ni tax nañu ràññee ko fa doonoon également it fële ca Bambey maire bu Bambey xam naa ne loolu bu ma ko tuddul woon tamit dina ma ci mere parce que moom dafa fonk Bambey la mooy fonction bi ma gën a fonk maire effectivement nekkatuma ko nag man maa décidé aussi ne dootuma ko nekk dëgg la waaye itam ku fa nekk maa la koy def dëgg la jërëjëf donc ancrage am au niveau donc de Bambey damay joxe mairie ba pare nag Macky daal di koy jël moo tax man leen day détourner suffrage day détourner ay maire ndax loolu moom sama fierté la parce que am naa générosité bu day ni dinaa ko teg mais moom may demandool ci ligne de départ bi lu ma jël mu doxee gannaaw daal di koy jël loolu am na nu mu tudd comme nee nañ ko wax ñu jàpp la andil la article 80 loolu am na nu mu tudd waaye nit ki jël yëfam moom ko gañe ko ba pare nga doxee ko gannaaw daal di koy jël avec la complicité d'un traître boo xam ne mooy maire ba ñu fal yaakaar naa ne loolu am na nu mu tudd te loolu ñu tudd danaa ko wax parce que ku fa nekk maa la fay def bu ma la fa defee ba pare mu daal di ñëw jël ko mais offusqué wu ma parce que ñun ñaar ñëpp ñoo bokkoon ci ligne de départ bi yàlla suturaal ma gañe moom gañewul donc bul bëti koy jël ko na ko leer ni ko moom. jërëjëf en tout cas ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi ak entretien bi nga xamante ni accordé nga ñu ko ñu waxtaanee fi lu am solo waxtaanee lu soxal tolluwaayu réew meek leneen loo xamante ni xëy na dina jëriñ askan wi jëriñ jeunesse bi jëriñ également ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi ci espace politique bi donc di leen jaajëfal yéen également sunu mbokk internet yi di leen jox dig daje ak beneen invité très prochainement.